bonjour dal leen ak jàmm ci seen site yi vippeople.net vipinfo.net ngir jot ay xibaar yu leer te dëggu su ngeen abonné ba noppi bu leen fàtte bës cloche de notification bi ngir jot yeneen vidéo ginnaaw tey aljuma ñeenti fan ci weeru septembre atum 2020 li ñu xëyee ci yéenekaay yi moom lañ leen indil xool li gën a fës ñu jox leen ko fii ci seen revue des titres fi ñu koy tàmbalee di yéenekaay bi di le témoin quotidien témoin li mu gën a fësal tey ci xëtu yéenekaayam bi mooy lutte contre les inondations jàpp leen atum 2012 ba atum 2020 ginnaaw bi ñu doon xeex lépp loo joo xam te ni jëm na ci wàllu inondation lu toll ci 750 milliards de francs CFA engloutis dans les eaux lu toll ci maanaam téeméer ak juróom fukk milliards ci xaalisu CFA fii ci Sénégal suux na ci biir ndox yi ndaxte boobu ba tey gis nañu inondation yaa ngi persisté mi ngi fii ana 750 milliards yooyu ñan lañ ko joxoon pour ñu régler affaire inondation ñooñu daal luubal nañ ko yaakaar naa ni président de la république ak OFNAC ak CREI war nañu teg loxo ñooñu ndaxte ginnaaw taw su awee si Sénégal ñëpp di pëccëxoo ci ndox bi dem bi du dem du dikk oto yi foo tourné embouteillage mi ngi ci dëkk bi jàppale ni que daal 2012 ba atum 2020 750 milliards de francs CFA suux na ci biir ndox yi lépp lu jëm ci wàllu lutter contre inondation yooyu ba tey suñu sukkandikoo ci témoin li ñuy xamal ni lépp lu jëm ci élection directeur général de l'ASECNA kii de Macky ou de Sassou imposera son poulain maanaam Macky Sall wala Sassou Nguesso kan moo ciy imposer poulain muy laaj boo xamante ni kii di témoin quotidien mi ngi koy laaj ci xëtu yéenekaayam tey suñu sukkandikoo ci direct news li ñu gën a fësal muy nataalu kii di Abdou Karim Fofana lu mu def dañu gis benn deal boo xamante ni am na ci diggante Abdou Karim Fofana ak kii di Madani Tall lu waral loolu lépp lu jëm ci wàllu édification des sphères ministérielles la maison des Nations Unies lu toll ci 280 milliards dans le vent 280 milliards ñaar téeméer ak juróom-ñetti fukk milliards yoo xamante ni daal sànni nañ ko ci ngelaw bi ku def loolu maanaam muy deal boo xamante ni Abdou Karim Fofana def na ko ak Madani Tall lii doy na waar Sénégal bii ñu doon wax jamonoy Ablaye Wade dañ doon pasar xaalis bi fii nag ay 280 milliards ngay dégg ay 750 milliards yoo xamante ni ci wàllu inondation bii nag Abdou Karim Fofana la ak Madani Tall lan lañ ci wax l'entreprise Envol a disposé de ces marchés sans réelle expérience dans la construction maanaam entreprise yu ñu indi ji amuñu benn expérience ci wàllu construction boobu ñi delluwaat Envol piloté par un trio d'anciens hauts fonctionnaires muy kan Madani Tall Mokhtar Thiam Aminata Niane ñii kat doon nañu ay redoutable homme d'affaires lu leen ko def ci ay deal kese yu dul jeex moo tax yéenekaay bii di direct news fësal nataalu ñett ñii di Mokhtar Thiam Madani Tall ak kii di Aminata Niane muy doon benn marché boo xamante ni dañ ko conclure à l'absence de toute procédure d'appel à la concurrence et négociée entre Karim Fofana et Madani Tall lii moom tegu leen ko ci yoon Macky Sall moo ne woon gouvernement sobre et vertueux maanaam lépp day leer waaye bii moom leerul benn yoon maanaam marché bu toll lii ci ay milliards ngeen signé ko à l'absence de toute procédure amul benn appel d'offre tegu leen ko fenn ba tey suñu sukkandikoo ci direct news ñu ne à peine construit les murs commencent à se fissurer loo xamante ni ñu ngi koy soog a tabax def ci 280 milliards murs yi daal commencé na fissurer maanaam foo romb daal gis nga ci ay fell yu dul jeex waaye ñii ñoom fu ñu jàngee expérience jàppal ni le fonctionnaire par des bâtiments made in China ou des murs Corona waaw lii moom muru Corona la moom wala made in China xam nga China moom seen dara baaxul day rafet trop waaye soo ko solee suba ren mu yàqu loolu daal lañ fi dox kan moo ko def nag di kii di Abdou Karim Fofana ak kii di Madani Tall ñoo def deal boobu lu toll ci 280 milliards yoo xamante ni naaw na ci ngelaw bi moo waroon jëm ci édification sphère ministère yi ak maison des Nations Unies ki ko fësal di yéenekaay bi di direct news suñu jógee ci direct news dañuy dem ci yéenekaay yu des médias bii di tribune lu mu fësal tey muy nataalu kii di président de la république Macky Sall ak kii di Idrissa Seck di Ndamal Kajoor lu xew poursuite du débat autour du choix des chefs de l'opposition les envoyés de Macky vote Idi Macky daal ñëpp ñu mu envoyé woon pour chef de l'opposition jël nañu seen carte sànnil ko kii di Idrissa Seck lii moom nag lu muy xeeñ lan la doy na waar mais suñu sukkandikoo ci Seydou Gueye lu mu wax nee na sur le dialogue politique cette concertation reste une étape importante reposant sur des principes démocratiques nee na daal étape bu importante la ci ay principes démocratiques nen la lalu ma ne la politique daal doy na waar suñ la soxlaa seen waay nga suñ la soxlawul guerre bi commencé lii daal Sénégal rek la xew ki ko fësal di yéenekaay bi di tribune ba tey suñu sukkandikoo ci tribune ginnaaw Babacar Diop bi jiite FDS bu mu jàkkaarloog OFNAC lan la wax nee na j'accuse le ministre Mansour Faye lan lay accuse le ministre Mansour Faye waxuma ko de Babacar Diop moo ko wax corruption Babacar li nga wax rëy na de Mansour Faye goro la ci président de la République ba noppi nee na dañ ko favoriser maanaam de favoritisme ki wax loolu nag di Babacar Diop ginnaaw bu mu jàkkaarloog foofu waa OFNAC nee na j'accuse Mansour Faye de corruption de favoritisme su ma sukkandikoo ci yéenekaay bi di li quotidien suñu natango bi di Babacar Dione jiite ko lu mu fësal tey querelle du foncier à Dougar l'administration est dans le faux maanaam
querelle boo xamante ne daal ci coowal suuf la lëmbe na Sénégal ngir yàlla bàyyi leen coowal suuf baaxul mais coowal suuf baa ngi bëgg a yëngal Sénégal moo tax dëkk bi doxul dara demul lu nekk ñi ko fiy gis ay ñaawteef kii di lii quotidien daal li mu fësal nee na administration bi ñoo nekk ci ay faux yu leer nañ waaye nag lii quotidien dafa sukkandiku si CRCI si lu ñu wax ba tey suñu sukkandikoo ci lii quotidien yéene kaayu Babacar Dione mi ngi fësal ay nataalu kii di Sori Kaba Moustapha Diakhaté ak maître Moustapha Diop lu xew Sori Kaba Moustapha Diakhaté et maître Moustapha Diop tous brûlés par le troisième mandat lakk bi garaaw na troisième mandat daal tàkk-tàkk la boo xamante ne moo lakk ñett ñii di Sori Kaba Moustapha Diakhaté ak maître Moustapha Diop ki ko fësal di yéenekaay bi di lii quotidien ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di li quotidien lu ñuy xamal maanaam lépp lu jëm ci wàllu impact coronavirus lépp ci secteur u média maanaam wàllu presse un trou de 4 milliards entre avril et juin ci diggante weeru avril ak weeru juin presse bi am na ci trou boo xamante ni toll na ci 4 milliards de francs CFA mbas mi moom laal nañu de ñëpp a impacté wu coronavirus bii daal yëngal na secteur u média bi ba tax na trou 4 milliards génnee nañ ko ci kan moo ko gën a fësal tey ci yéenekaayam muy yéenekaay bi di li quotidien su ma jógee ci les quotidiens damay seeti waa l'info nag su ma fa egtee damay jël Dakar dem dikk su ma jëlee Dakar dem dikk fa laay taxaw ci syndicat yi nag lu ñu bëgg a ginnaaw bi ñu jëlee Moussa Diop déjjati ko ci fauteuilam boobu ñu ne ko sa terminus egg nga fa arrêt bi wàcceel bus bi waaye ne nañ ko doo wàccee noonu de syndicat yi naan dañuy fouiller lépp loo xamante ni jëm na ci Moussa Diop lan la ñuy fouiller nee nañu nañ ko auditer lu tax ñu koy auditer xool li mu fa def ndax def na fa ay malversation wala def fa malversation syndicat yi daal nee nañu Moussa Diop balaa muy dem foog ñu taxaw ñu fouiller ko ba mu leer nañ audité ko xool ni que ñaata la fa jël ñaata la fa jëlul su fa jëlul dara mu génn ginnaawam bandang su fa jëlee dara Moussa ayaxataa noonu nee na ayaxataa a joodat kooku nag du samay kàddu syndicalistes yi ñoom ñoo ko wax ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di l'info ñi ngi xamal lépp lu jëm ci coopération bilatérale dox ci diggante Allemagne ak Sénégal jàpp leen lu toll ci 96 milliards de francs Allemagne jox na ko kii di Sénégal 96 milliards daal indiwaat dañ ko fii ci Sénégal kan moo ko joxee mooy coopération bilatérale bi dox ci diggante Allemagne ak Sénégal su ma sukkandikoo ci yéenekaay bii di Vox Populi lu ñu fesal tey ci seen yéenekaay muy nataalu kii di ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye di jox njëbbalam kii di xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké tenu ou non du Magal de Touba 2020 Aly Ngouille Ndiaye s'en remet à Serigne Mountakha Mbacké lépp lu jëm ci wàllu màggal bi dina am wala du am ministre de l'intérieur delloowaat na kaddu bi yëpp kii di Serigne Mountakha Mbacké di xalif général des mourides ba noppi mu teg ci nee na c'est pas à moi qui organise le màggal Serigne Mountakha va prendre les mesures qu'il faut moom daal dégagé na ay responsabilités ba mu set si wecc kii di Aly Ngouille Ndiaye jiite kaaraange réew mi muy ministre de l'intérieur nee na du moom mooy organiser màggal kii organiser màggal di Serigne Mountakha kon daal bàyyi na lépp ci loxo xalif général des mourides comme murid ndigal nañu toog di déglu di wéyee ndigal Serigne Mountakha lu mu wax rek ñu dox ci loolu ba tey suñu sukkandikoo ci populaire ñi ngi fësal yéenekaay bii di Babacar Diop jiite fi FDS nee na lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu dialogue bi xam nga loolu lu mu ko tuddee nee na le dialogue est un ramassis de conneries politiciennes moom daal jàpp na dialogue bi daal ay ramassis su conneries ay balaa ay yëf yoo xamante ni tekkiwul dara ay yëfu kesew ay yëfi ñàkk fayda yoo xamante ni lépp mi ngi jëm ci wàllu politiciens yi daal seen way rafetul de man de sama doom yan na bu mu nekk politicien ba tey ci yéenekaay bii di Vox Populi ñi ngi xamal ni que kii di Y'en a marre porte plainte contre la police lu tax Y'en a marre di porter plainte contre la police ndax dafa am benn activiste boo xamante ni nee na dañ ko torturé woon foofu ci gendarme bi ki ko defoon nag di colonel Sarr moo taxoon démb ci suñu xëtu yëg yaay ñi xam leen ni que mbaa soor bi dal Arona Sy du dal colonel Sarr Y'en a marre daal porté na plainte contre la police Y'en a marre léegi maar ngeen si lépp léegi police bi ngeen jëm acca ana si rat yéen ak policiers yéen a ngi noonu suñu sikkandikoo ci yéenekaay bii di critique lu mu xamal tey nee na presse sénégalaise et Covid-19 la quatrième pouvoir tire la langue jàppale ni que nag presse mooy quatrième pouvoir lu fa xew une perte de 4 milliards en 3 mois ñetti weer ñi perte ci 4 milliards de francs kooku presse bi moo ko perte baisse de 70% du chiffre d'affaires de la presse écrite maanaam presse écrite bi maanaam quotidien yi ñi doon bind soo xoolee 70% de chiffre d'affaires perte nañ ko les revenus de télévision chutent de 54% télévision yi nag waxi noppi seen revenu publicité yi doon dugg 54% la daanu presse radio et en ligne imprimerie de presse ont perdu 45% de leur chiffre d'affaires lépp loo xamante ni jëm na ci rajo wala site internet imprimerie yi nga xamante ni ñoo doon imprimer quotidien yi lu toll ci 45% de seen chiffre d'affaires daanu na ci suuf ki ko xamle di yéenekaay bii di critique muy quatrième pouvoir de la presse qui a perdu 4 milliards en 3 mois ñetti weer 4 milliards la ñuy perdre lii doy na waar ba tey ñi ngi fësal nataalu kii di Dié Mati Fall nag nee nañu broie du noir au soleil ban noir la broyé au soleil ki ko fësal di yéenekaay bii di critique Dié Mati Fall de te ngaa broyé du blanc te moytu noir de baaxul noir ak soleil day jant la ñëpp a ko soxla
suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di Libération suñu naataango bii di Cheikh Mbacké Guissé jiite ko ñoom dellusiwaat nañu ci assassinat de sa fille enceinte de 6 mois kan moo rey doomam bu jigéen boo xamante ni dafa ëmboon toll ci juróom benn weer mooy li ñu leen waxoon démb kooku nag rey ko muy yaay ji ñëw na def ay aveu Awa Diouf mii daal yaakaar naa ne ay jinne ko jàpp de nee na dans un premier cas elle a accusé des forces obscures avant de se confesser yan forces obscures ngay accuser Awa Diouf bul ñu yeb de sa doom ëmb juróom benn weer nga rey ko pare ngay accuser ay forces obscures déedéet Awa Diouf yamul foofu nee na avec sa grossesse Mariama Ndolli a jeté la honte sur notre famille nee na daal grossesse bi moom bu mu ko gisee Mariama Ndolli moomu di doomam dafa indi gàcce indi ko ci seen famille ëmb day gàcce c'est la première fois ou la dernière fois yow suñu xooloon sa passé est-ce que duñu la rey doy na waar ba tey nee na je l'ai étranglée dans les toilettes quand elle s'est penchée sur vérifier la température de l'eau foofu la ñëw fekk ko mu étranglé ko Awa Diouf mii daal ni mu def doomam Mariama Ndolli doy na waar ba noppi bañ ko jàppee ca Saly mu dem ci enquêteurs yi di naan ay forces obscures lay accusé ak ay grossesse bi yeeg dafa indi honte ci seen famille ak yow soo lijjantee seen famille loo fay fekk ba noppi neen dama ko fekk ci toilette bi muy vérifier ndax température ndox bi baax na ma étranglé ko Awa xanaa ëmboo ko juróom-ñeenti weer jur ko ba mu toll ni mu toll Awa war nañu xoolaat sa cas lii doy na waar su ma sukkandikoo ci yéenekaay bii di l'Observateur lu ñuy xamal agression en plein jour bu njëkk agression guddi la woon bi yoon en plein jour le film de l'expédition armée de 4 jeunes chez le porte-parole des Layènes ñi daal porte-parole Layène bi la ñu dem muy 4 ñoo xamante ni nee nañu dañuy def agression doy na waar le gang s'est formé en prison maanaam prison lañ leen formé ba ñu génnee en plein jour ñi ñëw dem fële kër porte-parole Layène bi nee na dañ fay def agression dootu leen ko defati Mame Baye Laye rek mën na régler lépp boppam. ba tey suñu sukkandikoo ci l'Observateur un établissement d'initiation à la prostitution démantelé par la brigade des mœurs établissement d'initiation à la prostitution su ngeen xamul loolu maanaam mooy lan établissement day jàngale laa ci xamoon nasaraan mbaa arab mbaa alxuraan bii nag xam nga lu muy jàngale prostitution maanaam caga jaay sa bopp établissement daal boo xamante ni day initier di jàngale lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu jaay sa bopp maanaam caga moom la ñuy démantelé par la brigade des mœurs le rituel d'accueil des nouvelles recrues des terribles aveux de D.N. Ndong la patronne des lieux D.N. Ndong dabala Jaynaba la moo xam en tout cas daal Ndong li nga def daal ormalul suñu réew ay jàngaleeg prostitution caga moom la ñu jàpp fii ki ko fesal di yéenekaay bii di l'Observateur ginnaaw bi ñu dàqee kooku di Moussa Diop ca Dakar Dem Dikk Mohamed Boun Khattab mi ko remplacé kii di yéenekaay bii di l'Observateur nee na les secrets de vie du nouveau DG de Dakar Dem Dikk indi nañ ko potentiel candidat à la draft 2021 Macky xam na bu baax lu muy def en tout cas daal secret de nouveau vie am kii di nouvelle DG Dakar Dem Dikk kii war a jëlaat Dakar Dem Dikk bi continuer chemin bi ginnaaw bi Moussa Diop demee yoonam l'Observateur wax na ci moom ba tey suñu continuer ci l'Observateur lu ñuy xamal lépp lu jëm ci wàllu concertation dialogue national le coup de bluff de Macky Sall ñoom daal jàpp nañu lépp loo xamante ne jëm na ci concertation wax ci wàllu dialogue national bi nee nañu coup de bluff la boo xamante ne Macky Sall moo koy def kër lu ñu ci xamal l'étrange silence des 7 présidents de commission 7 présidents de commission ñoom ñëpp tekk la ñuy def kenn ŋaawu ci kenn ubbu ci gémmiñam ba noppi teg ci statut du chef de l'opposition statut kookay d'un manque de confiance kenn amu ci confiance lii doy na waar ku ko fesal nag du man mii l'Observateur moo ko wax suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di Source A lu mu ñu xamal muy société italienne bi Guidi Sénégal sur le point de quitter Djilakh bii nekk Djilakh léegi mu dem yoonam lu tax mu war a dem yoonam ndaxte plus de 1200 employés menacés lu toll ci 1200 employés daal suñu sàgganee dinañ ñàkk seen liggéey foofu ca Djilakh mooy société italienne boobu nekk foofu ca Djilakh dinañu dem seen yoon parce que Guidi Sénégal sarle à peine de pouvoir basculer comme la loi lui permet vers les statuts de l'entreprise franche d'exposition résultat elle ne peut pas avoir d'exonération fiscale société italienne bi daal nee na mënul am exonération fiscale day takk ay jajjam dem yoonam kon suñu sàgganee 1200 employés foofu ca Djilakh ci chômage la ñuy mujj de ba tey suñu sukkandikoo ci Source A mi ngi xamal lépp loo xamante ni jëm na ci rebondissement ci wàllu viol incestueux sur une fillette de 14 ans qui a éclaboussé l'époux du responsable de Benno Bokk Yaakaar jàppale ni am na responsable Benno Bokk Yaakaar daal bu ñu fi accusé daal mu def fi benn viol bu doy waar ci xale boom fukki at ak ñeent le procureur entre en scène procureur jóg na responsable Benno Bokk Yaakaar procureur jóg na de procureur su jógee nag xolal dama ni léppay basculer en tout cas daal na leer lépp na leer ndaxte doon responsable Benno Bokk Yaakaar joxu la benn sañ-sañ nga jàpp di violer xale bu am 14 ans kii mineur la doomu procureur la Basirou protégel sa doom
suñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di Walf Quotidien lu ñu fësal tey ci seen yéenekaay bi mooy relance économique le pouvoir traîne la patate une reprise en mode low track ginnaaw président Macky Sall bu mu fi initié woon le fast track mu gaaw trop jàppaleen relance économique bi fii ñu toll daal pouvoir bi lépp loo xamante ni dafay gaaw lépp la ñu traîner moo tax xam nga lan lañ nekk fast la ñu waxoon léegi low track au lieu que muy gaaw léegi na yéex économie bi fu mu jëm doy na waar. ba tey Walf Quotidien mi ngi am njàqare fële ci ministre du commerce te Aminata Assome Diatta jiite ko nee na curiosité autour des nominations maanaam nañ fay nommé am nañ ci njàqare am nañ ci loo xamante ne daal leeru seen bopp ki ko wax nag di Walf Quotidien. ba tey suñu sukkandikoo ci Walf Quotidien ñi ngi ñuy fësal nataalu kii di maire Mermoz Sacré-Cœur Barthélémy Dias doomu Jean-Paul Dias Barthélémy nee na sama xel tey na de sama xel tey na ma ne ko Barthé lu teyal sa xel mbaadu Barthé déedéet bul sa xel tey waay mu ne ma non waxuma loolu sama xel dafa tey ci statut de chef de l'opposition dil bii daal gis naa ko ci diggante muy xeeñ ci diggante Macky ak Idi lu samay kàddu nag Barthé ko wax nee na dil bii kat dafay xeeñ man sama xel tey na ci de gëmuma ko dil la Macky ak Idi ki ko wax Barthélémy Dias mi ngi ko waxee ci Walf Quotidien. ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di enquête lu ñu fesal tey désignation du chef de l'opposition Macky Sall daal xam nga lan la doon pataas bu tàng jër nga tàngal pataas ba mu tàng jër nga teg ko ci loxo den daal désigner chef de l'opposition kii di Macky Sall hérite de la patate chaude patate bu tàng de ku ma ko jox du ma ko téye man Macky nag bul téye pataas bi waaye bul téye pataas bi yaay président Sénégal lu man nag enquête moo ko fesal ci yéenekaayam bii ba noppi fesal nataalu kii di président de la République. suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di Record Sport lan la ñuy fësal lépp lu jëm ci wàllu Ligue des Nations ce vendredi muy tey ci aljuma bi un alléchant Pays-Bas ak Pologne daal danañ dajee tey fu ñuy dajee nag maanaam mooy fële ca Pays-Bas suñu jàppee Italie Bosnie les retrouvailles à 18h45 Italie moom dina dajeek Bosnie su 18h45 jotee jàppale nag démbu Allemagne mi Espagne da ko neutraliser dóor ko dóor yu métti lii doy na waar Allemagne ak ni ngeen meloon espagnol yi téye leen Espagne mën na Allemagne waay ba tey dañuy dem ci wàllu tàggat yaram ñuy dem ci kii intransigeance FC Barcelone Messi le revirement se précise Messi mii daal ne woon damaa bëgg a quitter Barcelone su sàgganee du dem fen Barcelone boobu lay toog Messi sa sëriñ baaxul ñëwal Sénégal ñu wutal la ay sëriñ lii nag di xibaar bu neex muy kan doomu Bambali di Sadio Mané 81,9 milliards de valeur marchande Sadio Mané 6e joueur le plus cher au monde jàppale ni que daal doomu Sénégal bii di yëngu foofu ci Liverpool Sadio Mané mooy juróom-benneelu joueur boo xamante ni moo gën a cher ci monde bi lu toll ci 81,9 milliards lañ koy waxaalee Sadio billaay bi ngay jógee Bambali ñaanu waajur rek a wóor ca kaw ca kanam Bambali Mané. suñu sukkandikoo ci réew mi quotidien lu ñu fesal tey maanaam produit aphrodisiaque nag su ngeen ko déggee maanaam mooy produit yooyu xamante ni gars yi dañ koy utiliser di ko jëfandikoo maanaam ay ngóor ak keng ak ay dëgër këccëg yu kenn xamut ak ñii di ko xeesaleeg ay fer ak ay nalli nee nañu les femmes à la première clientèle lépp loo xamante ni daal jëm na ci wàllu sëy war a neexal guddi ji cuuraay gongo ay nocceeg nolli ay beccoo sa becco bi ku ko moom ak jàppale ni que daal réew mi quotidien fesal nag lépp lu jëm ci wàllu produit aphrodisiaque les femmes la première clientèle waa jigéen yi lu tax ñi bëgg affaire yi ñii ñoo caay-caay dëgg-dëgg billaay wallaay Arsenal bii góor bu ñu ko jox soo sàgganee sa kayitu kër da nga koy signé jox ko joxee sa caabi oto nga xëy suba nga ne waa man lu ma def loolu du dara aphrodisiaque li la rat cay jigéen moo bare pexe suñu sukkandikoo ci yéenekaay bii di suñu làmb lu ñu fesal maanaam fin de mandat de Alioune Sarr nouvelle structure assemblée générale de la lutte le 31 octobre le 31 octobre assemblée générale dina am ci wàllu làmb bi ginnaaw ay at bi ñu nekkee di coow dama ne lu tëgg tas te chaque début a un fin de Alioune Sarr jot na la ca des nag assemblée générale bi le 31 octobre la kan moo koy wutu suñu demee seeti Mbaye Guèye seeti Double Less Mbaye Guèye mii kat dafa xaw a tawat waaye Double Less ancien gloire di bàyyu Balla Gaye 2 nee na Tyson peut devenir président du CNG Tyson mii kat dafa mel ni mi ngi bëgg a am chance pour jiite CNG bi du samay kàddu Double Less moo wax ay yaakaaram fu mu ko waxee ci yéenekaay bii di suñu làmb ba tey suñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di stade lu ñu gën a fësal maanaam mooy kii di Kalidou Koulibaly di défenseur u équipe nationale bu Sénégal nekk foofu ca Naples jàppaleen daal Manchester City bi ñuy waxaalee wax la ñuy wax fixé nañu un ultimatum jusqu'au 15 septembre fii ak 15 septembre nag Kalidou Koulibaly su waxul lu leer mbaa président Naples ba wax lu leer dama ni Manchester City nee nañ Kalidou Koulibaly su la neexee nga toog Italie say fa ba dawa dantaay man seen ultimatum daal le 15 septembre lañ ko fixé jeex na tàkk situation délicate à Rennes Mbaye Niang mi moom lu ko dal xanaa daa tooñ walliw Mbaye Niang mii daal ak li mu yëngu yëpp Mbaye Niang doit-il partir ou ne doit pas partir du samay laaj ku ko laajte muy stade yéenekaay jërë ngeen jëf ginnaaw
biñ leen joxee li gën a fës ci seen yéenekaay yi tey ci aljuma ñeenti fan ci weerum septembre atum 2020 di leen ñaanal bëccëgum jàmm di leen naan juma mubarak di leen jox dig daje ëllëg ci suba bu leen fàttee ni que mbas bi mi ngi fi di coronavirus donte mi ngi wàññeeku waaye nañu gën a farlu di respecter lii di mesure barrières yi nga xamante ni fépp fu ñu toll dinañu takk suñuy masque raxasoog suñuy gel éviter ay rassemblement yoo xamante ni ay dajaloo yoo xamante ni amul benn njëriñ ba noppi respecter distanciation sociale bi suñ ko defee incha allah ci kàttanu suñu borom mbas mi dina fi jógee léegi jërë ngeen jëf ba ëllëg ak jàmm incha allah.